أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي أرسدا mbokk yi nga xam yéen ci Mouhalim Info ñu ngi leen di nuyu ak fépp suñ kàddu war a àggi ëllëg di jaajëfal bu baax a baax sponsor bi nga xam ni mooy ànd ak Mouhalim Info di premier sponsor fii ci Mouhalim Info muy Café Touba Bousra Café Touba Bousra ni ngeen ko xamee di ànd ak Mouhalim Info ci ay liggéeyam seen numéro téléphone nekk 356 02 47 78 425 38 19 ñu fas yéene waxtaane nag tomb bu am solo waaye balay loolu dañuy bàyyi mbokk mi nga xam ni moom lañ war a àndal di docteur Abdoulaye Cissé mu nuyoo ñu door jotaay bi incha allah. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa Mouhalim Info seen mbokk Abdoulaye Cissé moo leen di nuyu bu baax kenn ku ne sa tur ak sa sant. di nuyu waale tamit seen sponsor officiel muy Café Touba Bousra waaye tamit di nuyu Serigne Fallou Sylla mi nga xam ne moo ñu dalal ci bërëb bi di nuyu Serigne Dame Kane Kourous Serigne Fallou Gueye Touba Serigne Modou Cissé Mali waaye tamit Serigne Bara Sarr Touba di suñuy wëllëre yoo xam ne am na ci yeneen i jotaay yoo xam ne ñoo fa bokk nekk ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di fas yéene waxtaanee tomb bu am solo. boo xam ne sëñ Fallou dina ci ñëw incha allah ci kanam muy waxtaan boo xam ne dafa dëppoo ak actualité buñ ne actualité rek xëy na seen xel dina am ci lu mu dem bu ko defee bu sëñ Fallou dikkee ba dugal thème bi rek ñu mën see wax yaatal ci ndax thème la boo xam ne gëstu nañ ko tey it mën naa ne fii may wax yéen suñ liggéey ci wàll woowu la nekk ci la tënku kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di delloo kàddu gi sëñ Fallou. bismillah. kay jërëjëf docteur Abdoulaye Cissé ci nuyoo bu am solo boobu ñun tamit ñu ngi lay fay nuyoo ci turu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi déglu Mouhalim Info ak fu kàddu gi war a àgg ëllëg di la jaajëfal bu baax baax xam naa laaj bi nga xam ni danañ koy laaj léeg-léeg gan goo xamante ni mi ngi fiy doog a agsi mooy bëgg a xam mooy kan jaar-jaaram ci wàllu njàng yan diplôme la am ak ci la lay yëngu ba ku mel ni yow sax li nga bindoon sa mémoire ba tax nga war ñoo mën a waxtaan ci thème bi bëgg nañ ko xam naa mooy suñu laaj bu njëkk kon incha allah bëgg nañoo xam kan da mooy docteur Abdoulaye Cissé ci wàllu am njàngam. waaw jërëjëf sëñ Fallou Sylla ci laaj bu am solo boobu nga xam ne mooy ubbi waxtaan wi waaw Abdoulaye Cissé moom sociologue la maanaam sociologie la jàng ginnaaw bu mu ko jàngee ba am ci master 2 mu ci def tamit doctorat waaye ginnaaw bu mu jàngee sociologie boobu ba pare. mu dem jàngiwaat li ñuy wax psychologie ba amaat si beneen bac plus 7 en psychologie génnee ci école bi ñuy wax école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel amee fa diplôme bi ñuy tuddee certificat d'aptitude aux fonctions de psychologue conseiller. ginnaaw loolu it si suñu gëstu li ci ëpp ci université ak ci école boobu may wax dafa jëmoon ci wàllu li ñuy wax genre waaye aussi bi ñuy def suñu mémoire si wàllu psychologie. dañ ko bind ci li ñuy wax viol muy la dimension prise en charge psychologique dans le dispositif de prise en charge des victimes de viol donc ñu liggéeyoon ci centre bu ñuy wax centre Guindi nekk Dakar mémoire boobu it bi ñu ko bindee ba soutenir ko mention très bien lañ ci am ak félicitation wax dëgg yàlla bu jury bi xam ne bokk na ci mémoire bi ëppoon note ci at moomu ci foofu nga xam ne mooy école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel ginnaaw buñ ko soutenir ginnaaw loolu it ci suñu yëngu yëpp dafa jëm ci wàllu li ñuy wax violence sexuelle ak violence basée sur le genre loolu mooy suñu wàllu liggéey ba fii ñu nekk ci expert en lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ci benn programme de coopération internationale bu mag a mag fa lañ nekk di fa liggéey comme expert donc suñu thèse aussi ñu ngi liggéey ci viol si la ñuy liggéey ci zone Sine Saloum bi donc dans la zone Sine Saloum donc loolu moo tax ñu def ci ay gëstu yu yaatu ba tey mën see wax lu bari rawatina ci texte yi nga xam ne ñoo ko régir kon loolu mooy présentation bi bu dee dañ koy résumer rek sëñ Fallou ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi teewlu jërë ngeen jëf. macha allah docteur loolu jaar-jaar bu riis la
ay diplôme itam yu am solo la xam naa ngir njëkkante ak waxtu wi rek suñu laaj bu njëkk mooy tey jii dañoo bëgg waxtaan ngir gindi ko ngir xam lan mooy viol ndax nit ñi ngi ciy jàkkoonteel ak i jafe-jafe am na baatu wolof buy wax siif waaye siif lu yaatu la am buy wax yekkataan viol am na pédophilie am na léegi ñu bëgg a xam lan mooy viol ak avant loi 99 bi maanaam lan lañ doon attewoo ci wàllu viol ginnaaw boo ñu defalee benn taarif benn xamle ci lan mooy viol ba pare avant 99 ak loi yooyu ca amoon ba la ñuy dugg ca loola ak bu 2000 bi bëgg nañoo xam lan mooy viol ak avant 99 nag yii ñuy tuddee viol tey wala pédophilie lan lañ ko doon attee. waaw jërëjëf sëñ Fallou Sylla si laaj bu am solo boobu nga indi kon ñëpp xam na ni thème bi ñuy waxtaanee tey mooy thème mu viol mu nekk nag thème boo xam ne thème mu actualité la kon dina am solo lool ñu xamle li nga xam ne moom la ci texte de loi yi wax ndax réew moo gis muy dox rek dafa am ay textes yu ko tënk kon réew mii di Sénégal tamit li nga xam ne mooy viol loi bi da cee wax loi bi ci njëkk a wax mooy loi 65/60 du 21 juillet 1965 nga xam ne mooy suñu code pénal mooy téere bu mag bi nga xam ne daal lépp luy jëm ci wàllu atte ak infraction fa lañ ko tëral moom nag wax na ci viol depuis 1965 mais bi ñëwee ba 1999 comme ni ko sëñ Fallou Sylla la waxee dafa am beneen loi bu ñu indi woon ñu koy wax la loi 99/05 du 10 janvier 1999 nga xam ne moom du 29 janvier 1999 nga xam ne moom dafa définir li nga xam ne moom mooy viol ba pare gën a koo leeral teg ci ay daan teg ay daan aussi ci li nga xam ne moom la ñuy wax les violences sexuelles baat bi sëñ Fallou utiliser sànq yaakaar naa moo koy gën a tekki moo yàkkataan rek waaw mën nañ ko tekki violence sexuelle bu dee viol nag boo demee ci code pénal boobu may wax à travers la loi 99 daf ko tekki mu ne viol mooy tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence par contrainte. ñoo ngi jégalu bu baax ci dagg-dagg bi téléphone bi moo doon sonné yaakaar naa dégg ngeen sonnerie bi sax waaw kon ñu ngi doon nekkoon ci définition viol ñu koy tekkee tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence contrainte menace ou surprise boo demee code pénal article 320 à travers la loi 99/05 du 29 janvier 1999 noonu la tekkee viol muy bépp jëfandiku boo xam ne nit da koy jëfandiku ci moroomam di ci ut bànneexu sëy di ci ut bànneex nga xam ne day am lu ñu jël dugal ko ci awra mooy acte de pénétration sexuelle bu ñu nee pénétration sexuelle rek lu ci bari mooy awra daal la ñuy jëfandikoo maanaam dina am awra moom dina ci bokk boo xam ne nag da nga koy jël nga dugal ko ci soit nga jël dara dugal ko ci awra soit nga jël sa awra dugal ko ci dara donc mooy acte de pénétration sexuelle boo xam ne nag bi nga koy def ki nga ko def da nga koo bett mooy par surprise wala nga menacé ko maanaam nga napp ko wala nga contraindre ko maanaam nga obligé ko mu def ko waaw nga obligé ko mu def ko wala boog par violence maanaam koo xam ne da nga ko dóor ba mu sonn wala daal da nga utiliser violence da nga ko dóor wala da ngeen xeex ba mu sonn ba tëdd ba mënatul dara nga doog a yegg ci kawam kon loolu moom lañ définir ci code pénal bi article 320 noonu la définir li nga xam ne moom mooy viol bu dee dañ koy tekk ci olof nag dañ naan mooy sàkku gi nga xam ne dañ koy sàkku nit ci lu ko neexul sàkku nit ci lu ko neexul ci biir olof ba tey ñu naan ñu tuddee ko siif maanaam siif viol nag góor mën na koo def tout comme jigéen mën na ko def comme ni ko loi bi tëralee donc bu dee dañuy définir viol noonu lañ koy définir ba tey ci laaj bi nga xam ne sëñ Fallou indi na ko bokk na ci di wax ni viol nan lañ ko doon attee avant la loi 99 parce que loi 99 bi mu dikkee dafa fekk loi bu fi jiitu woon muy code pénal loi 1965 bi dañ doon attee viol rek comme délit parce que code pénal dafa génne ñetti type d'infraction ñett maanaam jalgati yoon ñett la ci ñetti pàcc lañ ko teg bi njëkk mooy li ñuy wax contravention tey mooy nga yor sa oto amoo par exemple amul carte grise buñ la jàppee dañ lay defal contravention wala tey ngay dawal sa oto amul assurance buñ la jàppee police da lay bindal contravention nga fay wala tey nga dem ci mbedd mi teg fa sa bâche di dóor say musique te amoo autorisation
loolu aussi buñ la fa fekkee mën nañ laa fayloo contravention kon mooy pàcc bi gën a néew ci daan yi nga xam ne dañ koy teg ginnaaw contravention mu am leneen li nga xam ne moom lañ tuddee délit délit mooy nga def loo xamante ne nii kat yoon nanguwu ko maanaam jalgati yoon la jalgati yoon par exemple sàcc délit la le vol c'est un délit nit bu demee sàcc buñ ko yóbbee porter plainte dañ koy mën nañ ko tëj mais tëju du bari daanaka day commencer ci weer jàpp fukki at loolu mooy délit da ngay gis tey nit def dara ñu ne ko yow est-ce que xam nga li nga def délit la de par exemple policier ñëw di la jàpp sol tëneem ngeen wax ba sa xol jóg am loo wax ak moom loolu mën nañ ne délit la parce que dañ naan la yow da nga ñàkkee war ma koo xamante ni nii dafa sol tenu nekk ci exercice liggéeyam waaw outrage à un agent en exercice loolu aussi mën nañ ko tuddee délit maanaam xotti war ma la goo xam ne it gu yam la ginnaaw délit ak contravention mu am nag bu mag a mag bi ñu tuddee crime nag bu dee dañ koy misaal dañ naan rek mooy képp koo xam ne def nga infraction jalgati yoon boo xam ne bu ñu koy àtte dañ koy àtte ni ku rey nit viol nag léegi foofu lañ ko jëlee viol bu njëkk délit la woon avant 2020 léegi nag ñu def ko mu nekk crime léegi nag moom ku ko def dañ lay àtte comme ku rey nit loi 99 bi mu dikkee comme ni ma ko waxee li mu indi ci yeesal bu njëkk xamuñu woon luy viol kenn mënu ko woon définir dañ daan wax viol ñii ne sàkku la ñii ne siif la ñii ne xotti warma la ku nekk rek ak tur wa nga xamante nii moom nga ko joxoon ku nekk rek da nga kaa joxoon aw tur loi 99 nag bi mu dikkee moom dafa leeral définir xam leen ne lii heure boo ko gisee wala heure boo ko déggee rek xamal ni loolu mooy tekki viol tey dem nañ ba jël nit ku jël awraam dugal ko ci leneen lu dul awra sax par exemple nga jël sa awra dugal ko ci gémmiñu nit tubaab tuddee ko fellation loolu tey mën naa nekk viol parce que sexe bi mi ngi ci sans consentement viol moom toujours heure boo ko déggee rek mooy ñi koy def wala ki koy def nit ki ba mu ko koy def d'accordu ci waaw notion consentement lu am solo la ci définition viol heure bu consentement amul ci rapport sexuel rek loolu mën nañ koo jàppee comme viol moo tax ci biir néegu sëy sax viol mën na fa am ndax tey boo soxlaa si soxna mu lànk bañal la yow nga forcé ko heure boo ko forcé rek dañ naan loolu viol la heure bu rapport amee rek mu nekk force jëm ci wàllu sexe loolu la ñuy définir viol tey mën ngaa jël big wala nangam nga dugal ko si sexe jàmbur te neexu ko da nga kaa forcé loolu viol la wala nga jël sa baaraam dugal ko ci awra jàmbur te neexu ko lu da nga kaa forcé wala da nga kaa bett loolu aussi mën nañ koo jàppee viol nag comme ni ma ko waxee bu njëkk peine bi gënoon a mag 5 ans la jàpp 10 ans léegi nag peine bi gën a ndaw si kuñ accusé viol 10 ans la jàpp 20 ans mën naa dem sax ñu tëj la ba ca giirug dund maanaam li ñuy wax perpétuité. waa kay jërëjëf docteur ci leeral yu am solo yooyu yi ñu indil ci viol ak lan mooy viol ak ni ko loi bi définiré léegi bëggoon nañoo xam loi 99 boobu lan moo ko sababoon maanaam lan moo sababoon ñu voté loi 99 boobu xew-xew yi amoon ak yi amoon daal nga xam ni wax dëgg yàlla buñ ko xamee danañ xam ni ñi defoon ay pression wala ñi taxawoon ngir itam viol mu nekk délit liñ defoon dëgg la maanaam yan xew-xew moo amoon. jërëjëf Serigne Fallou Sylla waa loi 99 bi nag comme ni ma ko waxee ñu ngi ko voté woon le 29 janvier 1999 ci période boo xam ni période bu doy waar la woon jëm ci mettital jigéen ndax bu ngeen fàttalikoo ci atum 1992 Kaolack benn association bu ñuy wax association pour la promotion de la femme sénégalaise muy APROFES dafa musoon mobiliser lu toll ci fukki junniy jigéen ci at moomu noonu doon wax ci mettital yi nga xam ne dañ koy mettital jigéen ndax dafa am benn jigéen boo xam ne dañ ko faatoon ñu ko doon wax affaire Dooki Ñas nga xam ne borom këram dafa tukki woon weeru koor bi mu ñëwee wax ko ndaw si na ko toggal ndaw si na ko man damaa feebar te weeru koor lañ ne du ma togg mënumaa togg ndax damaa wéradi jëkkër ji nag su loolu mu jàpp ko dóor ko ba ndaw si fa la jaaree faatu biñ ko yóbbu hôpital la faatu ñu xam ne nag loolu moo nekkoon problème am waaye ci lu yàggul dara it mu amaat beneen xew-xew bu am ci 1998 benn ndaw soo xam ne moom it borom këram la jàppantelaat ndax borom kër gi moom it dañoo jàppante ci ngoon gi ay coow daal ci guddi gi nag mu bëggoon a seq ak moom ndaw si xamal ko nekk nag man damaa wérut tey moom wax dëgg loolu mënta ne ndax damaa wérut damaa nekk ci damaa feebar daal waa ji naka nag déedéet yow xam naa liñ jàppante woon ci ngoon
moo tax nga mer di ma wax loolu waaye loolu amut. waa ji tamit ci loolu mu forcé ndaw si yeewu ko forcé ko bi mu ko yeewoo forcé ko ndaw si ba mu xëyee jëlee ci feebar nee nañ ci la jëlee feebar dem hôpital bi mu demee hôpital nag mu mujj gaañu laataa muy gaañu nag la xamle ne lu ma mën di dalde sama borom këram a ko teg ndax démb ci guddi dóor na ma dóor yoo xam ni te fekk wéruma te li mu bëggoon ak man rek mooy seq ak man ma ngantal ko waaw mu forcé ma nag dóor ma def li muy def kon lu ma dal rek ëllëg na ngeen jàpp ne moo ma ko teg bi mu waxee loolu nag waa jooju it si lañ ko jàppee boobu nag lañ voté loi 99 donc association yi de femmes yi ak li ñuy wax association kuréel yi nga xam ne ñooy xeex ak yelleefu doomu aadama daal di lëkkaloo jóg def marche yu mag a mag a mag a mag a mag a mag def pression si état bi ci gouvernement bi ba ñu mujj voté loi boobu nga xam ne mooy la loi 99/05 du 29 janvier 1999 donc ci loolu la amee loi 2020 bii nga xam ne it mooy la loi 2020/05 du 10 janvier 2020 même aussi dafa nekk ci contexte bu mel noonu la amee boo xam ne gis nañ ni mettital yi doon teg jigéen ñi bari na buñ ciy joxe exemple rek dañuy commencé 2006 exemple bu gàtt rek ku ñuy wax Seynabou Seck benn xale bu ndaw bu am juróom-benni at ñu enlever ko ci yoonu école fa la ñuy wax Kër Ndiaye Lo enlever ko violer ko ba pare rendi ko moom dañ ko égorger loolu 2006 la am. bi ñu demee ba 2008 aussi benn xale bu ñuy wax Ndeye Selbé Diouf amoon fukki at ak ñeent 14 ans nekkoon jeune écolière moom it dëkkoon Kaolack waaye demoon vacances yi Géejawaay kooku tamit ñu enlever ko violer ko ba pare rendi ko 2008. 2009 ku ñuy wax Fama Ñaan mu nekkoon mbir mu siiw moo xam ne ñëpp yëgoon nañ ko daanaka moom it fanweeri at ak ñeent la amoon 34 ans moom aussi dañ ko violer ba pare daggate ko def ko ci ay saako yóbbu ko ba plage bi nekk si Corniche Ouest ñu teg ko fa. 2014 am ku ñuy wax Biige Puy am fukki at ak ñeent moom aussi ñu fekk ko ñu rey ko ba pare futti ko ba pare yeewu ko maanaam bayone ko jël gémmiñ gi takk kooku yi dañ koo fekk ñu violé ko loolu it mi ngi amoon si atum 2014 fële nga xam ne mooy Touba. 2018 Maimouna Sagna nekkoon militante Pastef yaakaar naa loolu ñu bëri ñu ngi koy fàttaliku benn meeting bu Sonko amoon Kër Massar militante ba ko organisé woon moom it ba mbir mi jeexee ba ñu roñ chaise yi ka doon roñal chaise bi charretier ba ko doon roñal chaise yi moom moo ko mujj enlever violé ko ba pare rey ko loolu mi ngi am si 2018. 2019 mois de mai bi mu am ñetti cas de viol yu am wala boog tentative bi si njëkk mooy le 13 mai 2019 ñu xam ne viol suivi de assassinat la Kumba Yadd yéen a ngi koy fàttaliku xale boobu dëkkoon Thiès te benn faram rayoon ko R100 quartier R100 moom it dañ ko rey da ko violé ba pare rey ko. ñu ñëw le 18 mai 2019 mu amaat tentative parce que loi bu bees bi moom nekkul viol rek lay condamné même tentative képp koo xam ne dañ la jàpp nga amoon tentative di mel ne da ngay waaj a violé nit ni muy attee viol noonu lay attee dinañ ci ñëw ci kanam. waaye Binta Camara boobu nga xam ne moo nekkoon Tambacounda xam ne mbir mu siiw la woon boobu nag moom moo yokk mbir mi nag moo tax nag mobilisation bu forte am ñëpp jóg dem waaw ba. ñu jaaree ci voté li nga xam ne mooy criminaliser viol waaye bu ñu xëyee su suba rek le 19 dañoo gisaat benn jigéen boo xam ne si marché salañ bi nekk Wakaam moom aussi dañ ko violé ba pare futti ko sànni ko ci biir cantine yi. donc yooyu noonu yëpp nekk ay mbir yoo xam ne xewoon na organisation société civile yi ak kuréel yi nga xam ne dañuy xeex àq ak yelleefu doomu aadama rawatina àq ak yelleefu jigéen daal di nag def ay marche yu baree bari ba si noonu nag si le président de la république daal di proposer li nga xam ne mooy projet de loi bi. ne kon nag jot na fi mu ne nii si Sénégal daan ñiy teg si wàllum viol ñu gën koo dëgëral ñu gën koo maanaam mettital ñu gën koo yokku daal si le président de la république nag le 27 novembre conseil des ministres mu adopté projet de loi bi soumettre leen ko ñoom ñu validé ko le 29 décembre 2019 mu yóbbu ko assemblée ñu voté ko à l'unanimité maanaam député yëpp ñoo ko voté amul kenn ku voté non ñëpp wii lañ voté bi ñu yóbboo loi bi assemblée le 10 janvier président promulgué ko. Le 13 janvier ñu publié ko au journal officiel depuis boobu ba léegi nag loi boobu moom mooy dox te di àtte lépp lu jëm ci wàllu viol muy sàkku wala siif jigéen ci lu ko neexul kon loolu mooy li ci am. waa kay jërëjëf docteur Abdoulaye Cissé ci leeral yu am solo yi wax dëgg yàlla yaakaar naa ñiy topp waxtaan yi yëpp ñi ngi jariñu xam naa ginnaaw bi ñu leeralee loi 99 bi ak ya ci aju ak li ko waraloon rawatina li ko waraloon wax dëgg yàlla yu triste la. ba ci loi 2020 bi ñi ko waral yëpp dañuy gis ni nag bu boobaa wax dëgg yàlla ñiy def loolu ñu criminaliser seen mbir jot na ndax violer nit ba pare rey ko li wala fi wax ay du yem ci boppu borom
nga wax ni itam lépp luy tentative de viol maanaam ki ko noroon donte def ko itam dañ koy atte boobu léegi ginnaaw bi ñoo xamalee 99 bi léegi loi 2020 bi loi 2020 bi yenn soppiku moo ci am foofu moom bëgg nañ nga yaatal ci bu baax a baax yenn soppiku moo ci am ba tax li ñuy tudde viol bari lool ak it loi yi nga xamante ni moom la ci wote maanaam soppati yi ci am daal ci ab tënk ngir njëkkante ak waxtu wi bañ a commentaire. waaw jërëjëf sëñ Fallou macha allah laaj bi am na solo kon li weesu buñ koy tënk rek mooy li fi nekkoon doon acte viol avant loi 2020 bi nga xam ne dinañ ci dugg yaatal ci lu bari mooy code pénal ñu ngi ko voté Sénégal 1965 le 21 juillet 1965 lañ ko voté code pénal boobu moo doon atte lépp lu jëm ci wàllu viol waaye lépp lu jëm ci wàllu peine rek ay daan lépp loo xam ne ay daan la nit ku jalgati yoon dañ koy def ci code pénal boobu la nekk ginnaaw code pénal boobu 1999 ñu modifié ko code pénal bi à travers la loi 99 donc loi 99 boobu ak code pénal 65 bi su lañ doon attewoo li jëm ci wàllu viol ba atum 2020 atum 2020 nag bi nga xamante ni xew-xew yooyu ma nettali sànq am na si lañ voté waat loi bu bees wax naa leen ni leen code pénal ñetti infraction lay condamné mooy contravention ki nga xam ne tey dafa def loo xam ne lu ndaw la bu demee police fay rek ñu bàyyi ko mu dem muy délit ki nga xam ne tey dafa sàcc buñ ko jàppee sàcc délit lañ ko jàppee bu fekkee amul rey nit beneen bi nag mooy crime mooy lépp loo xam ne dañ koy attee comme ku rey nit loolu la ñuy wax crime kon ñetti at yooyu moom la code pénal am bi ñëwee ba 2020 code pénal boobu ak loi 99 bi nga xam ne ñoo daan attee li nga xam ne moo jëm ci viol ñu soppi ko nag kon loi 2020 bi ay coppite la indi jëmale ko ci code pénal ndax loi 2020 bi ñu bëri dañuy juum naan 11 articles la mais du 11 articles ñetti articles la 3 articles loi 2020 bi 3 articles dong la ñu bëri nag boo leen dégg dañ naan 11 articles la parce que bu dee da nga ko bëgg a toppee ni ñu bindee loi bi da ngay jàpp ne effectivement 11 articles la mais déedéet ñett la article premier la am article 2 ak article 3 seulement article premier bi dafa soppi 11 articles ci code pénal bi. article premier bi dafa soppi 11 articles ci code pénal bi léegi article yooyu mu soppi ne dañ ko indi benn par benn di wax fan la coppi teef gi nekk moo tax ñu bëri tey boo leen laajee dañ naan la 11 article la alors que du 11 article ñetti article la article premier la article 2 ak article 3 mais article premier bi dafa laal 11 article ci loi 65 bi 11 article yi mu laal mën naa leen wax ban ak ban la mooy article premier wu code pénal moom la njëkk a laal ñu ne déer mu laal article 7 laal article 24 laal article 42 laal article 319 bis laal article 320 laal 320 bis 321 431 ak article 432 article premier wu loi 2020 bi article yooyu noonu moom la laal muy premier 7 20 42 319 320 320 bis 321 431 ak 432 article yooyu la laal après moom mu ñëw nag loolu mooy article premier bi doog a ñëw article 2 article 3 donc loolu la loi 2020 bi laal ci code pénal bi loi 2020 bi nag li mu indi ci ay coppite mooy li ñuy njëkk a wax modification yi nga xam ne moom la indi ci code pénal bi mooy li ñuy wax la mutation de la nature de la peine bu njëkk nee naa viol délit la woon léegi dañ koo jëlee délit yóbbu ko mu nekk crime dañ koo jëlee ci daan bi nekk ci bu diggu dóomu bi yóbbu ko ci bi gën a kawe bi gën a metti moom la ñuy wax crime loolu la njëkk a def révision du temps de peine maanaam bu njëkk képp koo xam ne dañ ko doon atte ci viol liñ ko mënoon a tëj mi ngi jàppoon juróomi at jëm fukk maximum mënul weesu fukki at lu dul ne viol bi dafa ànd ak rey ki nga violé su boobaa nag mën nañ laa tëj lu ëpp fukki at parce que su boobaa dootul nekkati délit mais day nekk crime heure bu rey amee rek moom day jógee ci délit dem ci crime donc ci cas boobu rek lañ prévoir woon loo xam ne minimum bi 20 ans la woon maximum bi mënoon na dem ba perpétuité donc loi 2020 bi dafa def li ñuy wax la révision du temps de peine jëlee ko 5 à 10 ans yóbbu ko 10 à 20 ans ba perpétuité léegi ku def viol li gën a ndaw li ñu lay tëj fukki at la moom li gën a ndaw fukki at la mën naa dem fukki at mën naa dem ñaar fukki at mën naa dem sax ñu tëj la ba ca giirug dund beneen coppite gi mu indi mu ñetteel mooy li ñuy wax introduction de nouvelles circonstances aggravantes léegi bu njëkk dafa amoon li ñu doon wax circonstance aggravante ak circonstance atténuante dinaa si ñëw ci kanam waaye introduction de nouvelles circonstances aggravantes boobu mooy dafa indi yeneen circonstances yoo xam ne bu ko nit ki defee dañuy jàpp ne viol bi kat dafa ànd ak mettit gu jéggi dayoo mooy bépp viol boo xam ne tey boo ko defee
kiñ ko def ki mu dal ci kawam jëlee na ci laago su boobaa yow bu doon 10 ans lañ la war a tëj dañuy doubler peine bi 20 ans lañ koy def bu doon 20 ans lañ la war a tëj dañ koy doubler def ko 40 ans bu dee ki ñu violé da cee jëlee laago wala mu jëlee ci ay gaañu yu méttee ci yaramam li ñuy wax mutilation tey nga daggate ko ay lancette wala daggate ko ciseau wala jam ko paaka wala nga séquestré ko koo xam ne dañ ko tëj séquestré ko tëj ko ci néeg boo demee ba sonn boo dikkee violé ko génnaat dem sa yoon séquestration loolu circonstance aggravante la wala ba mu nekk viol bi nga xam ne ñi ko def ay nit ñu bari lañ mooy li ñuy wax viol commis en réunion ou bien par plusieurs personnes ay nit ñu bari def ko wala ay nit ñu bari jàppale kenn nit ba mu mën a violer kenn par exemple am na cas boo xam ne dinaa si ñëw léegi su may wax si viol conjugal koo xam ne ay xaritam ñoo dem sàcc ci jabar ji yóbbu ko ci àll bi jabar ji dafa bañoon ne bëggul sëy bi mu sëy ak moom foofu la consommé mariage bi kon ñooñu ko jàppale tey ba mu violer ko ñooñu buñ leen di atte dañ leen di boole ci atte bi ndax loolu circonstance aggravante la wala viol boo xam ne dañ ko def si mineur maanaam xale bu amagul fukki at ak ñett wala koo xam ne si fukki at ak ñett rek la am kooku aussi circonstance aggravante la minimum de peine bi ñu la ko mën a tëj mooy 10 ans jàpp 20 ans wala nit koo xam ne dafa nekk jigéen boo xam ne dafa nekk en état maanaam dafa war na lor kooku aussi bu ko nit violé maximum de peine lañ lay tëj lu mu ndaw la di nga tëdd 20 ans wala nit koo xam ne dafa manqué ci xelam wala mu manqué ci yaramam mooy li ñuy wax infirmité moo xam déficience physique wala déficience mentale ñooñu aussi képp ku leen violé li peine bi gën a diis daan bi gën a diis moom lañ lay teg muy 20 ans mën naa dem 20 ans sax ba perpétuité ba tëj la sa giirug dund loolu mooy ñetteelu coppiteef gi nga xam ne am na ci loi bu bees bi ñeenteelu coppiteef gi nga xam ne moo ci gën a mooy lu bees tàq li ci gën a intéressé nit ñi mooy li ñuy wax la prohibition des circonstances atténuantes nga xam ne léegi circonstance atténuante moom amatul comme ça ñu ne kii kat moo def li tax ñu violé ko ndax moom moo jóg dem fekk góor fekk ko ci néegam wala nangam ak nangam bu njëkk loolu dafa amoon avant bi viol di nekk délit kese dafa amoon circonstance atténuante ñu ne daal ki violé bon comprendre nañ peut-être si boîte lañ dajee mu violé ko foofu kon jigéen ji moo jógee këram sol lu bon dem ba sa boîte ba buñ ko fi violé am na ci responsabilité wala jigéen ji moo sol lu bon dem ba néegu góor fekk ko fa bu ko violé am na ci responsabilité léegi loolu amatul circonstance atténuante dañ ko dindi léegi circonstance aggravante rek moo am kon ñeenti coppiteef yooyu mooy yi nga xamante ne ni loi 2020 bi indi na ko ba tey ci modification yi nga xam ne def nañ ko ci code pénal nga xam ne dafa léewu ak viol ba tey dafa amaat yeneen ñeent yu bees ñeenti xeetu daan yu am ñeenti xeetu daan bu njëkk moom la ñuy tuddee réclusion criminelle à perpétuité mooy koo xam ne dañ koy tëj giirug dundam nga xam ne lum néew moom dina tëdd fukki at jàpp ñaar fukki at lum néew réclusion criminelle à perpétuité bu ñu la tëjoon tey 20 ans wala ñu tëj la perpétuité boo tëddee 10 ans wala 20 ans ngay doog a laaj pour mën a am liberté provisoire wala ñu mën la gracier nga am grâce beneen bi mooy réclusion criminelle à temps mooy koo xam ne nee nañ kii kat li mu def 20 ans lañ ko war a tëj su 20 ans yi jeexee ñu bàyyi ko mu dem loolu mooy réclusion criminelle à temps wala détention criminelle à temps ki nga xam ne dañ koo jàpp mais loolu souvent comme ni ñu koy waxee c'est des infractions politiques comme ay kaawu Khalifa Sall kaawu Karim Wade tëj nañ leen mais infraction politique lañ def donc tëj nañ leen ba benn temps bi jàpp nañ leen ba benn temps bi ñu bàyyiwaat leen ñu dem kuñ ci tëj 6 ans kenn tëddu 6 ans yu man kii 3 ans la tëdd kii tamit yaakaar naa 2 ans yi 3 ans yi sax matul ñu bàyyi leen loolu moom la ñuy wax la détention criminelle à temps bokkul ak réclusion criminelle bi mujj nag mooy 4e bi mooy li ñuy wax la dégradation civique léegi ki nga xam ne dafa def viol mën nañ ko dégrader maanaam mu ñàkk àq ak yelleef yi nga xam ne moo nekk ci moom sénégalais bu ne am nga ko nga am sa àq ak ay say yelleef ñu ne la déedéet comme yow violeur nga fi mu ne nii amatoo sa benn àq amatoo sa benn yelleef dañ lay def li ñuy wax dégradation civique dinaa ci ñëw léegi ci kanam incha allah loolu ma doon wax léegi muy dégradation civique nga xam ne mooy ñeenteelu tomb ci article 7 bi yi nga xam ne indi na ko comme modification wax naa leen ne leen peine yi bu njëkk si loi 65 bi dafa amoon peine de mort xam ngeen moo nekkoon premier point bi premier tomb bi moo nekkoon dañ ne les peines criminelles étaient la mort képp koo xam ne peine criminelle la mën nañ la rey mooy peine de mort xam ngeen peine de mort Sénégal amoon na fi am na ñu ci jot a condamné ñaari nit si jamonoy Senghor ñoo xam ne ci peine de mort lañ leen reyee mais depuis 2004 Sénégal amatul peine de mort bi Abdoulaye Wade dikkee lañ voté benn loi dindi peine de mort ñu ne suñu législation ñun suñu acte amatul peine de mort mais jusqu'en 2004 peine de mort dafa amoon mais le 28 décembre 2004 si la ñu voté benn loi daan ne dindi nañ Sénégal léegi amatul peine de mort mais bu njëkk amoon na ci loi 65 bi bu njëkk tamit amoon na li ñu doon wax travaux forcés à perpétuité
koo xam ne dañ lay tëj di la liggéeyloo ci loo sañ ta bañ loolu moo nekkoon travaux forcés à perpétuité. leneen li amoon muy ñetteelu tomb bi moo nekkoon li ñu doon wax la détention criminelle mooy li ma doon wax sànq nga xam ne c'est des infractions politiques. loi bi bu bees bi nag ak modification bi mu dikkee yooyu yëpp dañ ko soppi léegi peine de mort amatul depuis 2004 travaux forcés léegi amatul dañ ko dindi léegi perpétuité moo am. li nga xam ne moom la ñuy wax aussi détention criminelle moom ba léegi dañ ko maintenir am na parce que c'est une infraction politique donc loolu moo am. loi bu bees bi nag li mu indiwaat nga xam ne amul woon moom mooy li ñuy wax la dégradation civique mooy ki nga xam ne tey dañ ko accusé de viol mën nañ ko xañ lépp loo xam ne àq la ak yelleef. dégradation civique mooy lan mooy bu ñu la ko appliqué lee yow say wàlluk moomeel li ci njëkk mooy interdiction légale de l'administration des biens bu ñu nee l'administration des biens mooy loo xamante ni yaa ko moom sa moomeel la yow mënatoo koo yor durant ngay nekk ci kaso bi moom yow amatoo signature maanaam. bu naan chef d'entreprise nga wala nga am ay société wala nga am ay oto wala nga am ay matériel yoo xam ne yaa ko moom daal yow loolu mënatoo ci dara il faut nga ut tuteur koo xam ne moo lay wuutu di la ko defal xam nga mën nga nekk prison sax yow sa signature am solo bu dara xewee ñu indi la nga signé mais buñ la accusé de viol da ngay loolu la ñuy wax interdiction légale de l'administration des biens say moomeel yow mënatoo cee def dara keneen moo koy def keneen koo wóolu ngay jël nga teg ko fa moom mu la koy doxal te loolu di nga tëdd sa peine ba mu jeex nga toogaat 5 ans juróomi at dinaa si ñëw ci kanam moom it ñu doog la mën a réhabiliter bu dee da nga def viol ñu tëj la ba nga génn heure boo defaatee crime bu mel noonu violawaat liñ la tëjoon bu doon 20 ans lañ lay tëj bii pas 40 ans lañ lay tëj bu dee 40 ans lañ lay tëj 80 ans lañ lay tëj bu dee 80 ans lañ lay tëj 160 ans lañ lay tëj dañuy doubler peine bi maanaam bu dee 10 ans lañ lay tëj aussi 20 ans lañ lay tëj. donc loolu mooy ñaareelu tomb bi nga xam ne moo aaju si li ñuy wax dégradation civique ba pare troisième tomb bi mooy destitution et exclusion des emplois publics yow bu doon bi ngay def viol bi fonctionnaire nga woon bu ñu la tëjee ba nga génn mënatoo nekk liggéey si fonction publique yow moom mënatoo liggéeyal état dàq nañ la fonctionnaire mënatoo ko doon. bu dee bi nga koy tëj nekk goo fonctionnaire bi nga génnee nga bëgg a def concours pour liggéey ci état dañ naan non comme yow mus ngaa violé yow mënatoo liggéeyal état donc destitution et exclusion des emplois publics lépp loo xam ne liggéey la bu état di joxe rek yow moom mënatoo cee am même bu doon da ngaa yor entreprise sax état ubbi benn marché sa entreprise bu ñëwee di soumissionné dañ naan non entreprise bi ko moom dafa mus a violé kon mënuñ koo jox suñu liggéey mu defalal ñu ko. privation des droits électoraux et décoratifs ki nga xam ne dañ ko condamné ci viol aussi dootul amati li ñuy wax droit wu électoraux maanaam mënatul nekk candidat mënatul voter te aussi mënatuñ koo décorer. même bu doon nit la jàmbaar la jëriñ na Sénégal lu bari ñu war koo décorer tey nga xam ne dañ koy takkal médaille dañuy wax légion d'honneur wala ñu defal ko ordre national du mérite wala ordre national du lion moom mënu koo am parce que violeur la ba pare day perdre aussi ses droits électoraux maanaam moom mënta voter te it mënuñ koo fal loolu mooy droits électoraux yi kooku aussi dañ koy def mu nekk incapacité d'être expert moom mënatul nekk expert comme ça nekk kàngam ci benn domaine comme ça tey ñu ne man expert comptable la mais mos naa def viol dañ may rayer sur tableau des experts comptables man mënatuma nekk expert waaw mënatuma nekk koo xam ne daal xam-xamam wóolu nañ ko ba mu ciy wax ñuy jàpp la mu wax parce que moom mos naa def viol même bu dee procès dafa am nga fekkee mënoo nekk témoin ci procès yow doyloo wuñ la daal doyloo wuñ la ci dara ba ngay nekk témoin ci procès